jaa ngeen jëf ci ànd bi ak la première télévision urbaine du Sénégal 14h bisimila ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fees bokk na ci élection locale yi kenn du ko randal dinañu ko amal ci ab bi jëriñ ñu dénk lépp lu aju ci wàllu kaarange bi réew mi moom moo ko xamle moom Abdoulaye Daouda Diallo lu aju ci wàllu élection locale yi sax waa mouvement citoyen bi di C221 ñoom nag niki seeni candidat yi war a sóobu ci wote yooyu lee siiwal nañu leen ba it nañ ca fas yéene doxalee daañ ci ànd ak yéen ci biir xibaar yi lu aju ci wàllu élection locale itam ak sarax yi nga xamante ne dañu koy digal yenn ci ay nit ñu di ko def loolee tax na ba ñu bari ci askan wi rawatina yalwaankat yi ak tey la ñu ci àndal daañ ci dikk ci biir xibaar yi ak reportage bu Fatou Mata Diop lii bu ñu ci boolee wàllu xoy yi ak la ñu yëkk ci doon ci ay xibaar wax ni nawet bi dina am waaye itam lu aju ci wàllu inondation yi itam dina juuxati te bu ñu moytuwul itam deret dina tuuru ci élection locale yi xoy yi ñoo ko xamle ni ki ci ay bés bi ñu génn loole nag askan wi sàkku nañ ci seen xalaat ci micro Ndeye Dime Ndaw daañu ko déglu ci biir xibaar yi lii bu ñu ci boolee xibaaru tàggat yaram ak Soxna Falkan li ci yéene kay ak El Hadji Ahmed Aïdara xibaaru digg bëccëg gi ci la première télévision urbaine du Sénégal day daal di buux ñu ñaanalante bu ngeen teewle te taataan ñu dikkee ak yéen ci atal geeg faram fàcce bi. bisimila ci xibaaru digg bëccëg gi ci la première télévision urbaine du Sénégal ñu di ko door rek élection locale yi ñu bari di wax ni bu ñu sañoon dañu koy randal ba jëmi jamono ndax dara yembul ngir ñu amal wote yi jëriñ ñu dénk kaarange biir réew mi wax ni élection yi daañu ko amal ñaar fukk fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu ne ndax ci la ñu ko jàpp moom ministre de l'intérieur wax na ni nag li mu ci naqaru nag moo di liste yi dañoo bari te bari waaye liste yi jópp ci xaalis la ci état bu Sénégal di dugal ministre de l'intérieur ñu déglu ko Safiatou Ba. koy bamtuwaat maanaam élection incha allahu rabbi dina tenir le 29 juin weer bi waxoon naa ko dama koy waxaat amul lenn en tout cas ñu ngi ñaan yàlla ñu am gàllankoor bi nga xam ne dina ko tere c'est vrai que liste yi bëri na c'est vrai que parti yi ñu si bëree ñu ngi wax ne que maanaam préparé wuñu waaye suñu arrêté date ñëpp d'accord si ñu wax ne 29 la administration nekk si wàllam di liggéey si loolu ba pare ko en tout cas gisuma lu koy reporté su nekkoon liste yu bëriwuñu par exemple 1800 élection yi passé la woon ñu dem 2500 après 1000 liste yokk na si loolu su amul woon effectivement dépense bi xam ngeen du gën a bëri noonu. ministre de l'intérieur mi ngi yëkkati kaddu yi ci ab xew-xew goo xamante ni dañu ko doon amal doon ci tàggatu bu fekkente ni ay musiba mbaba kumba am na gan taxawaay la ci nit ñi war a am sababam kaddu yi nga xamante ni ministre de l'intérieur yëkki na ko ba tey ci élection locale yooyu la di li ñu war a tànnee ñiy jiite gox yeeg goxaat yi mouvement citoyen bi di C221 moom nag dina teew ci élection yi ba niki démb mouvement bi taskatu xibaar bi di Cheikh Yirim Seck jiite ñoom fësal nañu seen ñaar fukki candidat ak juróom-ñeent ci ab conférence de presse la ñu ko siwale Birahim Touré teewoon na fa. ñaar fukk ak juróom-ñeenti góor ak i jigéen taxaw temb ngir wuutu politique yi ci wàllu doxalinub seeni gox ak i goxaan ñaar fukki nit ak juróom-ñeent yi tànn gunge président mouvement citoyenneté Sénégal ci élection locale yi. suñu candidat yi ñu ngi fépp am nañ candidat Pikine Est am nañ candidat Pikine Nord am nañ candidat Yoff am nañ candidat Grand Yoff am nañ candidat Tivaouane Diacksao. aussi ci biir citoyenneté Sénégal dafa am profil yi dañoo wuute. suñu candidat yi nag li ñuy proposé bu ngeen liiree site bi ñu fi lancé yépp di ngeen ko gis maanaam ñun dañoo bëgg indi beneen façon doxalin ci politique. ci loo xamee ni guléet mu am ñu présenté yooyu les candidats ci benn bés taskatu xibaar yi. citoyenneté Sénégal looloo tax mu tudd xam li ñu bëgg defal ko suñu bopp. parce que dañoo am indépendance toog fi juróom fukki at ak ñeent di xaar ay politiciens defaluñu dara. beneen doxalin lañ bëgg a indi. dañoo bëgg a jël maire yi wane fi leneen. gannaaw élection locale yu 29 juin 2014 mouvement C221 fas na yéene fexe laata at bii di jeex ñu mëtal million ci nit ñu ànd ak ñoom ci diirub ñetti weer téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti junni doomi aadama bindu nañu. Baye Birahim Touré élection locale yooyu nag am na ñenn ci askan wi njàqare leen jural bu ñu jëlee masalan ñi nga xamante ni ay yalwaankat lañu ci jamonoy élection yi kon gis nañu ni sarax yi dafay bari lool ñu bari nag dañ ci ànd ak teey ndax dañu jàpp ne sarax soosile dafa am lu lalu ci ginnaaw mu di maanaam wàllu xërëm ak yeneen yu ne mel ngir mën a am ndam ci élection yi loole nag moo di ab xalaat boo nga xamante ni donte ñëpp maase wu ñu ànd ci sax waaye am na ñu ni gisee ci reportage bu Fatoumata Diop.
période bi ñu toll nii ci wàccay élection locale yi ñu bëri ci askan wi ñemeetuñu nangu sarax ndax ragal mu doon ab sacrifice. élection yi bu ñu commencé nii gars yi gis nañ ne sarax bu ñuy joxee léegi du doon sarax boo xamante ni da ngay jéemal lijjanti say mbir mais gars yi dañoo bëgg pouvoir de telle sorte que dañuy jël sarax bi au lieu ñuy sarax ab sacrifice lay doon. ak approche élection yi nii moom wóorul quoi parce que gis nañ sacrifice yi gars yi di def di jël. puune yeeg yooyu noonu moom wóorul quoi. waaw damay jël sarax mais ci kaw mu nekk sarax boo xam ne day positif mais pas bu candidat yi quoi. bu dee soxna si moom dafa ne rek du jël benn yoon sarax ndax ñemewul. lu ma jël dëkk bu naqari bi jël lu ma gudd fan laa bëgg ak wér gu yaram am borom kër talu ma jël sarax leneen di ma ci fekk. kii moom ñu fekk ci biir këram ca rue 10 waxul lu ni mel ndax nee na day nangu bu baax li leen di sarax. pour man dara newu ci li lay nit du wax pour nga koy jox nit yaakaar naa loolu warul mun a lor doomu aadama quoi bon ci sama xalaat bu gàtt. ñoom sax gëm nañ bu baax saltige yi sarax yu ñu digle. comme ñoom loolu lañ baaxoo di prédire di wax li baax ci population bi ak li ci baaxul génnee leen sarax nañ ko jox ñi ko yellool rek sarax yi. léegi boo defee sarax yooyu gàllankoor googu naroon fee am à la fin ñoom dañ koy fànq. fi mu toll nii ci wàccaay élection locale yeeg yu ni mel ñu bëri ci askan wi ñemeetuñu jël sarax ndax fragal ay sacrifice yu bon yi yenn ci waay politique yi di def. xoy mën nañu ko wax di ay listixaar yu saltige yi fare ci Siin dañu koy def lépp ngir xam ëllëg naka lay demee ci wàllu nawet bi ci njeexantalu bés bi la ñu ko doon amal yenn nag ci ay xibaar yu fa tukkee gis nañu ni ëttu yéenekaay yi dañoo xëy maase daal di koy siiwal loole nag tax na ba ñu bari ci taskatu xibaar yi am na ay yëngu-yëngu yoo xamante ne dañu ko ci def ak ay gëstu yuñ ci amal bu ñu jëlee misaal ci secrétaire général bu groupe de presse Walfadjri am na ci ab enquête bu amal na ko ci wàllu wile Ndeye Dime Ndaw. xoy yi waxati nañu li ñu gisal réew mi lëndëm lool loolee nag mat na bàyyi xel bu baax bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar bi yàgg liggéey ci mbirum xoy yi. ñoom yàlla may na leen ñu mën a toog gis lépp ci biir àddina ci guddi gi ak yooyu événement yooyu ñuy gis nag boo ko seetloo da ngay xam ne ñoom am na ci ñu mën a gis lool. ba may def sama enquête en 2002 damaa toog benn saltige bu dëkk Mbuuma ne bu nawet bi waaj a jeex damaa gis bato bu dugg géej ànd ak ngelaw ma gis ba mu daanoo nit ñëpp jóge seen dëkk di laajte ji Ndakaaru ndax seen mbokk bokkuñ ci. septembre 2002 bato la Joola suux sama xel dem ci loolu nga xam ne kon li ñuy wax léeg-léeg day feeñ. bu weesoo yenn bakkan yi ñuy wax ni dafay rot accident yu bari itam bokk na ci moom sax gis na ni loolee mën na bañ a am. léeg-léeg météo ne lii day am fii ak ngoon loolu doo ko gis léeg-léeg mu ne day taw du taw salte bi aussi comme météo rek yàlla da koo won waaye yàlla mi ko won nag moom lépp météo day wax incha allah salte bi day wax incha allah parce que xam nañ lu ñu am doole yàlla moo leen may pouvoir boobu waaye bu ko neexee itam mu retiré ko wala mu gàllankoor te itam ci wàllu saltige yi dafa am beneen explication bu ci am gis nga da ngay ñëw dugg ne lii dina am place sàngam ma ñëw dugg ne la loolu dootul am parce que man def naa ca la ma mën biig fa laa jógee fenk naa loolu ku ci nekk boo fa dëkk te dal nelaw parce que loolu moom jeex na tàkk. xo yooyu nag du musiba rek la ñuy wax léeg-léeg ñu wax loo xamante ni nattaange la waaye bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar bi musiba yi la presse bi di gën a génne loolee lépp ngir aar askan wi ngir ñu fàggu. Ndeye Dime Ndaw ndiki njeexantalu ay bés bi waame bi wàll na ci dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci pekku géej gi fu ci mel ni Bargny Tëngéej Caaroy Mbaaw ak yeneen yu ne mel jópp ci seen i jumtukaay nag yàqu na ñoom nag nee ñu état bu Sénégal dina leen taxaw loole chef de cabinet bu ministre de l'environnement et du développement durable moom moo ko xamle ab délégation la jiite woon doon nimmiku ñi nga xamante ni ñoom ñoo yàqale te waame bi yàqal leen may sa tin ñu teewlu ko muy indi ci ay leer. yàqu yi bari na te loolu am na loraange goo xam ni mbir mi jur na ko ci askan wi donc loolu bañ ko yëgee moo tax nguur gi jël ay dépêché ay nit indi leen fii pour ñu nekk ci wetu askan wi ñu xam ni nekkuñu ñoom rek wetuñu ak ndogal bi leen dal nguur gi mu ngi fii pour jàppale leen te loolu mooy waru garam. waaw ministère bi ñu nekk muy ministère environnement comme niñ ko waxee boo ko gisee comme par exemple fii ni dig bi nekk Tëngéej tax na ba mbir mi xëy na yàqu-yàqu yi ni mu fi mu mënoon a àggu fa ndax ci ndimbalu yàlla ak digg bi ñu teg foofu moo tax ba ñu mucc ci ayib bu bari donc loolu ci action yi nga xam ne ni ministère bi da koy def ngir
jànkonteel ak yàqu-yàqu yeeg problème yi nga xam ne nii jamono ji soppeeku moo ko waral. foofu la ca Tëngéej am na ci ab barab boo xamante ni soxna ya ñoom ñoo fay liggéey barab ba ñu ngi ko tuddee Xelkom soxna yi nag lañ cay def moo di suppar ñi ay meññeef yi bawoo ci biir géej gi yu mel ni keccax yit ak yeneen yu ne mel ñoom nag nee ñu waame bi li mu leen yàqal bëri na te it bëgguñoo des gannaaw ci ndimbal li nga xamante ni état bu Sénégal daf koy jagleel ñi yàqule ñoom nee ñu la ñu ci yàqule buñ ko xayma jópp la ci ay millions ndax ñu bari ci soxna yooyu la dañu demoon ci banque yi lépp fa xaalis ngir wéyal seenu liggéey ci leeral Mambay Ndiaye. soxna yuy jéem a kon dajale la des ci keccax bi bërëb ba ndoxum géej gi xalakaat nangu ñoo ngi sa Xelkom fa ñuy soppar ñe lay bawoo sa géej gannaaw nag njombe la fa géej gi def soxna ya di dellu si la ñu yàqule. kenn ku nekk li nga fi liggéey kenn xamul nu mu toll di nga gis ku jënd 20 charrette di nga gis ku jënd 10 charrette di nga gis ku jënd 5 charrette bu nekk boo ko liggéeyee ba fa muy yem daf lay dikkee 30 000 francs bon ki am 20 charrette bon xalaat naa ne 600 000 francs tëdd na si ndox mi te loolu lañ mën a tudd nga xool nag par exemple 1000 personnes kenn ku nekk yàqule lu mel noonu mbaa lu koy jege bon donc fii métti na. ay millions si xayma géej gi yàqal na ko soxna yooyu lakk keccax sa Xelkom mu di ay bor si seen loos. bari ñi waxuma ay millions ay milliards moo fi yàqu te milliards yi fi yàqu. def amewuñu ko si banditisme amuñu ko si njaayam drogue amewuñu ko si lu bon dañu ko ñax ak lijjanti ñax gi mooy am na ñu nekk Europe ñoo leen dimbali seen i famille pour ñu mën a liggéey seen i waajur dund si donc loolu lañ yaakaar am na ñoo nga xam ne dañu dem si banquier yi ñu lebal leen ñu investir ko si géej pour loolu tamit seen njaboot man si dimbali ko. ragal kon seen ak ëllëg tar lool sa ñoom yile soxna tey liggéey sa Xelkom di yaakaar ndimbalu ko gouvernement bi. fonds de calamité dafa am si gouvernement fonds de calamité it jariñul dara lu mooy bu nit nekkee si coono nga ñëw jàppale ko ak foo ko mën a jàppalee. mu di ko yuuxu wàllu gu ñu yaakaar ni du tàbbi si noppi ku tëx. bés bi àdduna bi jagleel wàllu environnement di alam gi juróomi fan ci weeru juin la ñu koy amal ngir waajal xew-xew boobu rek institut des sciences de l'environnement doon janoo ak taskatu xibaar yi lépp ngir wax solo si nga xamante ni bés boobile moom la lambool ñoom nag nee ñu ci bés boobile daañu ci siwal lépp loo xamante ni dafa aju ci wàllu xibaar jëm ci wàllu alam gi ak yenn ñu mel waaye itam géej gi ni nga xamante ni noonu la waame bi di def itam dinañ ci indi ay leeral ngir ñi ne ci peggu géej bi mën a xam yan matuwaay la ñu ciy jël. Abdoul Aziz Sow. tubaab di woowee changement climatique dina faral di indi ay njombe ci géej gi muy amay jeexital ci zone côtière bi ñaari mbir di ko waral. dafa am lu ñu tuddee des gaz à effet de serre yi nga xamante ne ñoom ñooy tax température bi yokku léegi loolu su yokkoo day am ay cause ci glaciers yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk au niveau des zones polaires léegi glaciers yooyu noonu suñu defee fonte maanaam ñu seey dañuy yokk niveau ndox bi léegi automatiquement zone yi nga xamante ne dañoo nekk ci côte yi dañ koy sentir te ñi nga xamante ne nag surtout préparé wuñu ñoom ñoo koy gën a sentir. yenn ci gox ci Sénégal di ci faral di lottu ay fan yu weesu ñu nemmeeku ko ca Gorée ak itam ca Rufisque ndox ma dugg ca sëgi cawleen ya ay saafara ci lu nu mel doon lu war. nañ jiital ay étude d'impact maanaam ñu def études yi xam ne tey su lii amee war nañ am benn palliatif boo xamante ne du indi ay yàqu-yàqu wala ay dégâts yu bëri. soit ñu protéger soit ñu accommoder wu soit ñu retirer wu mais li gars yi di faral di def mooy protection soit ay murs de protection wala ay digues des murs de protection comme à Rufisque ou bien des digues comme à Thiawlène. Pour 700 km de côte menacée et le vent non voix mu di thème bu ISE amal waxtaan yëpp di ci aajo journée mondiale bi ñu kaa féete juróomi fan ci weer wi jàpp juróom-ñaari fan. sunu mbokki layen yi màggal nañu ajibo daay lay di wooteeb Seydina Limaamu Laay al Mahdi ren di téeméer ak fanweer bekk ñeent ñu fekk baax ca diwaanu Casamance te ne ca bitim réew ñoom nag amal nañu ay julli ak ay ñaan ci appel bi la ñu bëgg nag moo day jàmm ju mat sëkk dellu si ca diwaanu Casamance la ñu bëgg moom moo di kii di Salif Sadio ak César Adout Badiate mën a toog ci ab taabal waxtaane lu mën a indi jàmm ca diwaanu Casamance Sahraay dara daan ci dellu si ak moom ci sunu yeneen jotaayu xibaar lu aju ci appel bi ba tey l'armée bu Sénégal des ñu ca gannaaw ndax dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax diirub ñaari fan lu toll ci benn tonne fëriñ la ñu lakk mu doon ay mburu ñu daal di koy jébbal taalibe yi loole nag ñu bari ci taalibe laay ni rafetlu nañu ko Mantoulaye Thioub Ndoye.
militaires yi wanete seen bopp ci téeméer ak fanweeri at ak ñeent yi doon màggal wooteeg Seydina Limaamu Laay gi ñaari fan ñu koy jox nit ñi mburu te duñu génne dërëm yoon la buñ sukkandikoo ci adjudant bi. fii bu ñu ñëw ñu ngi ñëw ak 1 tonne de farine par exemple tonne bi lakk nañ ko daayira yi ñoo doon ñëw par daayira ñoo doon ñëw di jël mburu yi à partir de 5 heures du matin lañ doon joxe mburu yi. Depuis 5 heures du matin, nous avons l'ensemble des daïras présents dans Yoff Layène. Nous avons une mission armée, puisque armée, nous sommes dem guerre, mais nous sommes dañu war a jege population bi lu ko chef d'état-major général bëgg dañu war a jege population bi dimbal leen ci lu ñu bëgg. Taalibe Laayeen yi bëgg lool ci geste militaire yi. liggéey bu rafet liggéey bu sell lañu fi gis ndax ñi nga xam ne ñoo fi nekk dañuy xëy suba teel ba guddee guddi ci. Très tard dans la nuit ay 3 heures du matin la ñuy arrêté te njël la ñuy commencé. neex na am na qualité te set na depuis ce matin ñoo ñuy fournir ndekki bi amuñu benn problème wax dëgg yàlla. nga yore leen ndekki yore leen añ yore leen reer ci ay mburu mu nekk charge boo xam ne charge bu diis la woon ci communauté bi. gannaaw Touba Tivaouane ak Popenguine boulangerie mobile yu l'armée bi ñëwoon nañ Yoff lii tax ba ñaari fan ñuy jox nit ñi ndekki añ reer ci wàllu mburu te dërëm génn. jaajëf Mantoulaye Thioub Ndoye ci noonu la ñu daal di tàbbee ci ñaareelu xaaju xibaaru digg bëccëg gi ponk bi ci njëkk moo di wàllu tàggat yaram. Soxna Falkan gannaaw bi ñu la nuyoo ci wàllu lamb la ñu koy dooree Ama Baldé tax na ba Malick Niang am jëlam bu njëkk ci lamb ji maanaam daal moo tax mu dégg mu ñëw. Malick Niang Ama Baldé arbitre sifflé na waat Malick Niang Ama Baldé ñoom ñaar ñu ngi leewtoo xeex nañu sànq Ama Baldé dem ardo arbitre sifflé na waat Malick Niang mi ngi ne waat teg sànq moo dirigé woon Ama daf ko bëgg a nax taxaw mel ni bëre bi bëggu ci dara bàyyi ko bu tenté action mu jiwaloog moom loolu la Ama bëgg Malick Niang nee na teg rasu na bëggul Ama jàpp ngemb li taf ko Ama Malick Niang Malick dóor na ko Ama sigi na laa ilaaha illallah attention oh Ama mi ngi resem Malick rëpp na Malick Niang rëpp na attention Ama mi ngi koy dóor oh laa ilaaha Ama daan na Malick Niang waay du jamais vu Ama di jamais vu bu ñu ci dégloo Pape Maguette Ba mu di ndam li nga xamante ni Ama Baldé am na ko ci kanamu Malick Niang wàllu football jaraaf bu Dakar mi ngi wéy di jiite championnat bi. mi ngi koy jiite ba tey ginnaaw bi nga xam ne dafa am ndam ci kaw jàmbaar mu meloon ne nag joxontey léegi ndaxte jàmbaar moo yor raay bi ñu fàttali ko jaraaf nag da koo daan 2 bal ci benn ci loolee ki nga xam ne moo leen di tàggat di Abdoulaye Sarr li mu xam ne rek mooy liggéey bi tey la gën a metti te tey la koy gën a wéyale ndax des seen kanam bëgguñu cee def benn erreur championnat bi rek lañ teg seen gët Abdoulaye Sarr ñu teewlu ko. ci kanam yor bal bi mais ñun saa ñu ko yoree jéem nañ si place yi amul kenn yóbbu fa bal ba pour sonal leen ba ci defe naa minute bi mujjee am nañ bal boo xam ne mënoon nañu jox ñeenteelu but mais football kat bi defe naa daf ko dóor ci kaw bon defe naa du ñu def lu dul njukkal jàmbaar wax aussi waa jaraaf jërëjëf ne daal defe naa ne tey ku ñëwoon tamit gis nga tuuti football. ñun nag li ñuy xaar xam nañ ko dinañ delluwaat ci liggéey bi ndax defe naa liggéey moo ñu war ndax championnat bi aussi jeexagul loolu tax ma ne joueurs yi na ngeen doon daal ay liggéeykat yu xarañ yoo xam ne da ngeen di respecter seen liggéey ñëwaat liggéey bu baax xam ne football boo ci génnee diñ ci gis lu baax diñ ci gis lu baaxul li baax ñu jàngat ko téye ko yokk ko li baaxul ñu jëm ko dingi ba mu set liggéey bi jeexagul. jàmbaar moom mi nga xam ne dafa ñàkk ci kanamu jaraaf jàmbaar ñu fàttali leen ni moom moo yor raay championnat bi ci jamono ji ki nga xamante ni si moo leen tàggat di Papa Boubacar Gadiaga moom nangu nañu saison wam dafa raté ren jile Papa Boubacar Gadiaga moom tam bécc na ay kàddu bi match bi jeexee. la frappe 3 buts c'est une réussite insolente loolu mooy vraiment yàlla moo la may ndam bu leer bon ci loolu bu mu amee on n'a pas suñu xale yi bàyyeekuñu dañuy continuer liggéey di xeex pour am dara mais bon. on a def nañ jëm na rectifier tir bi ba yàlla may ñu benn but li ñuy def yu bëri baaxul baax am na yu bëri ci baax am na yoo xamante ne baaxul mais comme manque d'efficacité défensive bi ñu am bi ñu wane ci début match bi
loolu lu jar rek dañu war a jar defaraat la incha allah. toujours le maintien wu nar a metti mais tamit am na tamit beneen match buy ñëw mooy coupe de la ligue bi muy contre Pikine match bu metti la bon dañ koy waajaat defaraat bu baax a baax xam ne que ne football bi kenn moomu ko équipe bu gën a jekku rek dóor sa morom. coupe de la ligue boobee kii di jàmbaar war ci dalal AS Pikine mu nekk samedi 7 bii ñu dëgmal ñu wax ci match boobu ba tey ñeenti but moo ci dugg ñetti Jaraaf ak dugal Mbaye Seck moo ubbi caax yi ki nga xamante ni si mooy ba ñuy tey nag daal di dugalaat ñaareelu but bi ci ñetteelu but bi nag sa Njili Mbàkke daal di transformé à penalty ñett ci benn la mujjee but yi nii la tëddee woon. championnat bi ba tey Ligue 1 bi la ñuy desandi Sunéor moom moo ko Port ndam demul ndam dikkul dañoo témboo ku ci nekk dugal sa morom benn but ci loolee waa Sunéor ñi nga xamante ni si ñooy première équipe non relégable ne am nañ espoir def maintien ci wàllu Port moom coach bi Malick Daaf li mu xam ne rek mooy gone yi dañoo yàkkamti woon ba tax mënuñoo gagné bi les matchs seen ay réaction ñu teewlu leen. coono la ñu ko déparé parce que dañuy door rek daal di jël bi 4e minute loolu moom bu amee sa équipe daf koy désorganiser. xale yi xaw a yàkkamti di bàyyi seen ay position ak yooyu ba créer nañu ay jafe-jafe ba suñu jeu bi ñu daan def mënuñu fexe ba poser ko ndax yàkkamti pour dindi bii boobu. dama ñëw pour gagner parce que boo xoolee ci début match bi bu ma songee ma dugal bii kay parce que moo doon xaar loolu du ma fekk dama teel a dugal bii mais comme ñun xale yi dañu teel dugal mais am nañu situation yu bëri mais naxante wuñu géré wuñ ko waaye suñu war bu égaliser logique na parce que tamit am benn moment bousculé nañu sonal nañu. Donc, mun naa ne ci premier mi-temps bi chacune des équipes a marqué un but, c'est logique quoi. Deuxième mi-temps bi on a bien joué, on a créé des occasions comme Sunéor aussi a créé des occasions. Mais nañu sant yàlla lii la yàlla dogal ñaari équipe yi partagé nañu ku nekk jël nga point nañu sant yàlla xam ne lii la yàlla dogal et puis c'est ça le football ñu préparé match yi di ñëw quoi. soxna Falkan ñaar fukkeelu bëccëg bi ak ñett daañu ko wéyal ni ki tey ci ngoon. jëlee ci ngoon bu 16h jotee ki nga xam ni mooy NGB ñaari tali dina dalal Yego nag gagné rek war ko ngir mu am espoir ci li des ci championnat bi waaye bu 18h jotee match bu am solo di ab choc daal di dox ci diggante Uzo ak Casa Sport ma fàttali leen ni rek Linguère moom dafa daan waa Touré Kunda ñaari bal ci benn naka démb Ngor tam dafa daan Dakar Université Club goney Abdou Karim Mané yi benn bal ci dara loolu sax tax Dakar Université Club gën a suux. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru stade ba fa ne dañu ni dafa am ay pavillon yu ñu cay tabax loole nag tax na nit ña yëkkati seen kàddu wax ne du ca dal. wax ne du ca dal ñaawlu nañu bu baax a baax ñooñu nga xam ne dañoo samp ab collectif ngir ñaawlu rek ne stade boobee nga xamante ne si moom la Université Cheikh Anta Diop rek am ngir ñu fay tàggatoo ñu bëgg faa def ab li nga xamante ne si mooy pavillon ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ci loolee ñu ngi ñaan autorités yi ñu àddu ci balaay lu ni mel di ci am ndax lu ni mel jàpp nañu ne su amee rek mooy rey sport bi ci biir université bi Salif Kébé Sakho Assane Fall ñu ngi fi woon tey jële ci suba. tere ñu tabax ay pavillon ci biir stade bu université bi mooy xeex bi nga xamante ni ndaw ñi tënku ci collectif pour la défense du sport dans le temple du savoir tàmbali su fekkente ne ci suba ba léegi su weesoo teg benn affiche ci buntu stade bi ngir attirer attention étudiants yi ñoom ñi dañu taxaw ci buntu stade bi dafa fekk ne dañoo bëgg a ñaawloo li nga xamante ni moom la autorité yi jël ngir rey sport ci biir université bi. dañu xëy fan yi ñu dégg ni état dafa war a construire ay bâtiment jékki-jékki rek nit ñi commencé def des visites ici. toilette yaa ngi nii benn autrichienne moo koy diriger travaux yi donc loolu gars yi tënk nañ ko ci kaw ba pare. su fekkente ne amul benn université ci àdduna bi boo xamante ni amul terrain de sport université Cheikh Anta Diop warul des ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu te sax taxawal ay pavillon ci biir terrain bu université bi dina am ay gàllankoor yu mu jur. da koy rey bu ñu tabaxee fi xale dootuñu sport fu ñuy sport ban espacement dañuy dem di petit camp fii si fi ñu te ci kaw tali bi ñun yàlla dafa def université Dakar yàlla may ñu stade bu toll nii. ñu war ci mën a def lu bëri waaye ngir yàlla communauté universelle xam nga lu ñu bëgg na état bi respecté li mu waxoon.
lii tax ndaw ñi nga xamante ni ñoom tàggat yaram rek la ñuy dundee di artu ñi nga xamante ni ñooy njiiti réew mi ñuy ñaan président Macky Sall mu def lu gaaw tere tabax bi ñu bëgg a tabax ay pavillon ci biir stade bu université laata nag sport di dee ci biir la bërëb. jaajëf El Hadj jaajëf mbokk yi doon teewlu ci Sen TV jox leen dig daje ëllëg incha allah. jaajëf soxna Falkan sant ak ngërëm ñeel na la ci noonu nag la ñu daal di tàbbee ci ponk bi mujj ci xibaaru digg bëccëg gi li ci yéene kaay yeeg El Hadj Ahmed Aïdara. li xeeñ ci Sénégal gi neexul de maar day taal le populaire ne ma ne la saltigay daal musiba mbaaba kumba kon la biir lu yées la ñu gis ne kon mooy xew ca réew ma la ilaha illallah ma ne la wàllum fitna kon dana am ci élection yi la ilaha illallah ma ne la réew mi ci boppam laa lay wax nii kon dana am kon ay yënga-yënga ay perturbation dana yëngu ma ne la deret yu bëree bëri dana tuuru ci kaw tali bi de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maa la ko wax ma ne la inondation yi kon nañ ko waaj ren ji la dana ñëw ma ne la njéeréer yi tamit danañ dugg kon ca biir tool ya maar day taal yi la ilaha illallah ma ne la Serigne Mbaye Gueye Dieng waaw nee na Macky Sall daal bu deful attention réew mi kon dana am ay yëngu-yëngu laa la wax tribune yéene kay ne saltigay day musiba la ñu gis de ca wàllum Casamance gay le populaire nee na saafara mën na caa am de waaw ma ne la ca saafara soose ci ñeenti jigéen lay jugee alhamdulilah ma ne la ñett ya ay séeréer la ñu benn ba joolaa la te puune kon lay ne dama ne journaliste yi nag nañ waajal seen bopp de ren ji ñay dem ca police ak gendarmerie dana bëri lool marti itali la ilaha illallah laas am na ci benn journaliste boo xam ne day faatu ren illallah allahumma salli ala maa la ko wax de am na journaliste boo xam ne day dee ren inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah fëgg leen nopp yo le populaire ne ma ne la week-end bi xoolali xew ca diwaanu Gorée Tëngéej ak Bargny gee doy na waar ma ne la ab dënn boo xam ne kon lam fa def jéggi na dayoo loo ëpp ñaari téeméer ci ay millions kon la yàqate directeur info tribune yéene kay ne ma ne saltigay deret la ñu gis laa la wax ak ay rongañ ak fitna loo xam ne kon lu bëree bëri la laas nee nañu élection locale yi deret dana ca bëri nawet bi ren du baax du neex Le Soleil yéene kay ne fitna wàllum politique goo gee ca Grand Yoff waaw Aminata Touré day woote na dal de Le Quotidien yéene kay ne Mimi Touré kay daa tuumal accusé Khalifa Sall nag tuuma yee la dindi teg ne laas fitna gi kon ci waajtaayu élection yi ca Grand Yoff gee waaw Mimi Touré day dañu ko attaqué ay fukk ci ay doomu aadama am nañ ca ay gaañu laa la wax Aminata Touré day waaw attaqué na Khalifa Sall de nee na lii daal sax ruslu laa la wax daa ruslu ci góor premier ministre ba Aminata Touré amu ca nee na bu ma téyewul woon xale yi waaw heure bii fekk na ñoo ngi wàññi ñaata doomu aadama kon ñoo ca dee waa taxawu Ndakaaru day ñuy ànd Khalifa Sall waaw nee na ñu mais c'est naturel parce que sa bakkan nag bu nekkee ci xottu gerte kat da ngay jóg sa bopp défendre waaw directeur info ne ma ne la fukki doomu aadama yi gaañu day am ay gaañu waaw ca Mimi Touré la ñu far looloo tax ba premier ministre bi Mimi Touré tamit ngi préparer la guerre allahu akbar am na ci ab sondage boo xam ne kon génn ne Intercom ko def Mimi Touré Khalifa Sall day waaw dañoo tolloo de Aline Badara Cissé ci yéene kaay gi ne ma ne waxtu wi ci boppam kon moo dul waxtu élection waruñu koo organiser laa la wax ABC nee na élection yi dañ koo war a aj ubbil Sud Quotidien Aline Badara Cissé ne dama ne élection yi ci boppam la ñu war a reporter ak ko waataay gi des na liste yi bari nañu waaye Aline Badara Diop Benno Bokk Yaakaar bu Ndar Géej ca Direct Info nee na nañu respecté cartum réew mi la di calendrier républicain Tribune yéene kaay ne maire Dakar waaw mën naa jàppandu ci Gaston Mbengue de waaw ma ne la Gaston Mbengue nee na damaa bëgg a wan waa Ndakaaru Njaay jël Diop ne Khalifa Sall kon liggéey bu mucc ayib la liggéey ci Dakar gi la lañ ko dénkoon yëpp def na ko Cheikh Yérim Seck day ni réew mi doxee doyu ko le pays va mal marté Italie Cheikh Yérim Seck ak ñama àndal nee na ñu réew mi doxul ñoom ñoo ñee nee na ñu bëgg ñoo def comme ñeneen ña nañ doon def maanaam sàcc kàcc daal di dem sa yoon libération yéene kay ne bu dee am na koo xam ne day kontaanul ci émission seen jotaayu démb bile ci Sen TV Samuel Sarr la waaw parce que bay laa woon ba muy jàkkaarloog Ahmed Aïdara kat lenn la bay laa wax nee na moo présenté Samuel Sarr Njomboor nee ma laay wax de waaw Samuel Sarr ne c'est archi faux c'est pas vrai du dëgg man bay laa woon 1993 laa koy doog a xam dañoo war di bàyyi di ko jëfandikoo moom Samuel Sarr ngir am tur bay laa li mu wax du dëgg lii dëgg kay mooy Ablaye Wade da ngay ñibbi libération yéene kaay moo ko wax siiwal yéene kaay ne dëgg la waaye une semaine la fay def de Le Quotidien yéene kaay ne ginnaaw ba mu fi amee weer waaw Wade s'en va Ablaye Wade da ngay ñibbi tey ci ngoon de enquête yéene kaay ne waaye nag dana réunion kon ak garde rapproché mi ba pare Direct Info ne Cheikh Amar day waaw étudiants yi nekk kon ca Matam gee delloo nañu ko njukkal waaw libération yéene kaay ne lu tax waa Matam nag di delloo njukkal kon Cheikh Amar moom mais mooy usine ba nga xam ne kon def na ko ca Matam benn ñaar étudiant Matam yi nga xam ne ñoo nekk ci Dakar gi moo leen wutal ab étage di immeuble bu ñu dëkk di ko fay lekk ga ñuy lekk kon ca université gee moo leen koy fayal kon de ticket looloo tax étudiant yoo jee daal di koy delloo njukkal dem naa ca lamb ja Le Soleil yéene kaay ne Ama Baldé day waaw dakal na nag ndam yi nga xam ne kon moom la Malick Niang doon am Malick Niang mujj naa daanu bii mooy bu njëkk mu daanu laa la wax enquête yéene kaay ne Ama Baldé kay jubbanti na Malick Niang de maa la ko wax laas Malick Niang mi nga xam ne kon da doon dóor gaay bàccal moom lañ
bàccal bi yoon l'arroseur arrosé waaw waaye ginnaaw combat ba day neexul de libération yéene kay ne am na koo xam ne ñàkk na ca bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun le populaire ne ko ñaara ca ñàkk seenu bakkan allah direct info ne kaay nag ma wax lu leer Malick Niang waaw li feeñ laataa combat bi ne Malick Niang mii ñàkk na combat bi bari na waaw bu njëkk ba mooy Ama Baldé 2h10 tisbaar la Ama egg ca stade ba Malick Niang tardé Malick Niang fa ñëw laa lay wax nii 4h08 daanaka tàkkusaan te kenn koo xam ne jege na sax Malick Niang nee na pourtant dañ doon waaj a teel a ñëw de waaye xamuñu lan moo ñu téye kon ca kër ga ba mujj gi kon ñu mujj tardé booy benn ñaar ay supporteru Malick Niang dañoo meloon ni laa lay wax nii xoolal ñu sotti glace dañoo seet doon ca stade ba ca jamono jooje ay supporteru Ama Baldé ña ngay jayax-jayaxi di yuuxu laa lay wax di supporter Ama yee ndeysaan ñetteel bi wane ne kon kii di Malick Niang day daanu tey waaw mooy sarax yi nga xam ne kon Malick Niang doon na ko jox handicapé fa ne kon way laa koy Malick Niang daal comme jox sarax nga daal di koy sànni ca suuf i ñeenteel bi wane ne Malick Niang day daanu tey mooy ba muy tuus waaw kenn xamul lu mu def di n'importe quoi mbir ma jaxasoo te moo ni répété nañ ko de defoon nañ ba mu baax ca open press ba waaye démb daal ma ne la déggul daaj Malick Niang bu jaaree nii ay tëggkatam jaar ne juróomeel bi wane ne Malick Niang day daanu kon ci dimanche gi lé mooy combat boo xam ne Malick Niang tewu ko sans calcul lañ ko waxoon defu ci dara ba dara bolo jeex Malick Niang daal daa ñëwoon rek bëgg a patamee kon Ama Baldé caxat-caxatee ko waaye mënul woon a rëcc ci Ama Baldé démb de parce que doomu Falaye Baldé jëlee ci côté yëpp la pare woon laa la wax Ama yee ndeysaan alaaji awul Ama yee alaaji aji waay waa kon garaawul tëjal El Hadj Ahmed Aïdara jaajëf yéen it jërë ngeen jëfati ci ànd beeg la première télévision urbaine du Sénégal xibaaru digg bëccëg gi fii lañ ci am ak yéen di ñaan sunu borom bi defal ñu mut xiital ñu ci géeju xew léegi teraanga jàmm ak jàmm